Parlons maintenant tabaski ak marché yi au-delà de xar yenn saa yi xew-xew day am rek nga dugg ci marché bi ñu yokk njëkk yëpp. des fois bu dee da nga kaw kawee comme man tu te dis que teguñu ko fenn. paas dañ koy yokk. piis dañ koy yokk xar dañ koy yokk soble dañ koy yokk buum bi takk fa jërëjëf paaka sax dañ koy yokk man maa ngi woon ci buum waaye yaa nga ca paaka sax am na solo mais buum sax tu te rends compte que dañ koy yokk donc qu'est-ce qui explique yokk boobu noonu ñuy gis à chaque fois qu'il y a événement ci marché yi Mariane Diop. waaw. loolu déjà mu ngi tudd pratique illicite de prix. ndax commerçant yi illicite de man ca Kasaba laa ko doon déggee. waaw loolu illicite. arrêté illicite. donc ça s'appelle illicite. pratique illicite de prix. d'accord waaw ndax prix normalement warul yokkee noonu. surtout li nga wax ay sopleek yooyu. dañoo nekk ay denrées de première nécessité. balaa ñu koo yokk état bi moo ko war a définir. nan la ko war a defee ñu dem xool élément bi ak waa service régional du commerce ñu dellu si waat ci plateau bi. aywa. maanaam ni ñu koy définir en économie mooy li ñuy wax hausse généralisée des prix maanaam sur un marché prix yi nga xam ne ni moom la ñuy jaayee yëpp ñu yokkandoo wala au moins 80% prix yi nga xam ne ni moo nekk ci marché bi yëpp yokkandoo sur une période nag boo xam ne ni dafay xaw a yàgg mais pas que mu yokk ci ñaari fan ñetti yoon fan rek mais dafay nekk sur une période allant de 15 jours ba 1 mois jëm kaw loolu mooy inflation nag bu amee ci réew. dafay indi gàllankoor yu bëri. ci rappel dernière fois bi ñu ko amee fii Sénégal c'était en 2008 te boobu c'était une inflation importée parce que sur le marché mondial prix yëpp a yokkandoo woon moo waraloon ceeb bi jóge fii Sénégal 200 francs dem ba 400 francs. bu fekkee ni ci coobaree commerçant bi la alors que marché bi laaju ko loolu la ñuy wax spéculation weesuwul par exemple ñu ne pomme de terre bi wala soble bi ñu ngi ko doon jëndee kilo bi 300 francs ñu ne korité bi jib si na jékki-jékki yow mii ko jëndoon démb 300 francs nga dellu fa tey dem ñu ne la même produit bi nga jënd démb tey da nga koy jëndee 400 wala 500 francs loolu spéculation la parce que diggante boobu gis ñu lan moo fi mën a changer ba mu mën a yokk. loolu commerçant bi moo ko def ci teyinam. wante fii ci biir Sénégal aussi am na beneen façon yokkin boo xam ne dafay am maanaam ñu toog état bi nga xam ne ni moom mooy contrôler prix yi. dafa am ay denrées de première nécessité yoo xam ne dañu ne yii état bi moo koy contrôler donc c'est des prix fixés. boo ko xoolee tey ceeb boo ko xoolee suukar bu mokk bi boo ko xoolee dëwlin bi boo ko xoolee mburu bi et cetera. bu ñu ko fixé nag pour yokk ko état rek mooy mën a jël décision ne daf koy yokk. état bu taxawee ne par exemple kilo ceeb bi comme tey fixé nañ ko à 300 francs dëwlin bi litre bi def nañ ko à 900 francs suukar bi kilo bi def nañ ko à 575. daf koy jël jox ko ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor contrôle bi mooy ñun. dañuy wàcc ci terrain bi tous les jours pour contrôler loolu mais loolu boo ko defee da ngay jum boo ci yemee da ngay jum parce que yow mënuloo boutique bu nekk wala fu ñuy jaayee marchandise bu nekk nga teg fa benn contrôleur. par contre dañu am yeneen moyen d'information maanaam ay indicateurs yoo xam ne ni ci yenn secteurs yi ñoom ñu fay nekkal nañu fii seetlu nañ ñu fii ci Grand Médine par exemple. am na boutique ñaar ñett yoo xam ne ni ñu ngi yokk njëg et cetera bu ko defee ñun ñu wàcc foofu xool mbir mi beneen aspect bi mooy comportement citoyen wu consommateur bi parce que dañu créer numéro vert et ensuite numéro contact fixe service yi. soo demee ñu jaay la ne la ceeb kilo 300 francs lañ ko fixé prix bi yow nga dem ñu jaay la ko 320 wala 325 yoon nee na la yow mi nga def bi dal loolu balaa service de contrôle bi di ñëw yow da nga war a mën a woote ci numéro vert bi. wala nga woote ci bureau fixe bi ne leen man kat damay ñëw def réclamation lii ak lii ak lii ak lii la ñu def bu ko defee nag ñun itam ñu réclamation boobu ñu wàcc ci kanam ki nga xam ne ni moo ko def ñu jàpp ko teg ko ci li nga xam ne ni yoon moom la wax ci moom. déjà mu am produit maanaam li mu war a jaay soble bi mu jël nëbb ko loolu rétention de stock la ñu koy wax. ñaareel ba lu mu ci jublu mooy lan mooy que ni garder ko ba bu affaire yi jegee mu yokk prix bi loolu spéculation lay def. or boo leen ko seetloo soble bi léegi dañu fixer prix bi au détail donc kenn amul mën-mën wala sañ-sañ nga jël ko ne dama koy denc ba tabaski jege nga yokk prix bi wala ba korité jege nga yokk prix bi boo ko defee comme ni ma la wax ci njëlbeen rek daan yi nga xam ne ni moom lan lay teg mooy dañu nangu produit bi teg la alamaan bu tar boo xam ne ni boo ci jógee li nga ci doon yaakaar ci lu bénéfice yëpp da nga koy ñàkk ci at mi.
voilà ñu doon déglu Omar Diallo c'est vrai que normalement noonu la war a demee. mais est-ce que nii lay demee d'habitude lii jar a waxtaan. seetal li mu expliqué dans les normes noonu lay demee li mu expliqué nii mais est-ce que mu ngi demee nii. non justement. ah y'en a marre quoi. waaw Pape Cheikh duy faral di demee nii comme moom ni nga xamante ne moom la ko waxee parce que déjà marché bi. dañuy jékki-jékki rek comme ni ñuy wax ne dañuy jékki-jékki ñu ne prix yi dafa yokku te kenn du xam exactement prix yi dafa mu yokku bu ko defee ñu nekk fa naan inflation ñi naan spéculation te duñu xam lan moo ko waral parce que même man dama jàppoon ni que inflation mooy prix bu yokku rek après moom mu xamal ma ne que du loolu inflation mooy par exemple ci marché bi 80% produits yi nga xamante ne ñoo fa nekk yokku te loolu ça arrive très rarement mu ne Sénégal fii ñu ngi ko mujjee am en 2008 te loolu mooy inflation li nga xamante ne moo koy waral en général comme fii nii Sénégal ñun dañu nekk ci benn marché boo xamante ne ñun am nañ tey ji yoo xam ne fii dañ koy jëndee mais am na yoo xamante ne ñun dañ koy jëndee bitim réew léegi nag ñun yi nga xamante ne ñun ñu ngi koy jëndee bitim réew la plupart en dollar lañ koy jëndee te dollar bi ku ne xam na ni que dafay yéeg di wàcc day yooyu waaw day yéeg di wàcc léegi des fois mun nga dem jënd benn produit tombeek li nga xam ne moo di dollar bi yéeg te su boobaa prix yi dafay daal di yokku bu ko defee ñu nekk fa di wax fluctuation à la hausse am na tamit fluctuation à la baisse ci li nga xamante ne mooy ñun yi nga xam ne moom la ñuy faral di jëndee fii léegi nag prix yi du bokk xam nga bu fekkee yi nga xamante ne moom la ñuy jëlee bitim réew di ko indi yooyu peut-être ci marché mondial bi lay dépendre comme ni ma ko wax ci dollar bi mais fii ci suñum réew comme yi nga xamante ne moom ngay gis nii ak ay suukar ak ay ceeb bokk na ci lu ñuy wax denrée de première nécessité denrée de première nécessité nag dafa am ay prix yoo xamante ne ay prix fixe la prix yi nag état moo nekk koo xamante ne moom moo koy fixé su ko état fixé ba pare nag boutiquier bi amul droit état ne par exemple kilo ceeb 400 francs lañ koy jaayee boutiquier bi jaayee ko 450 francs loolu amu si droit parce que état moom si boppam su fekkee dafa décider ni dafa bëgg wàññi prix yi daf ciy ànd ak ñi nga xamante ne ñooy conseil national de la consommation ñooñu am ay antennes yoo xamante ne dañoo nekk ci région yi ñooñu dañuy toog nga xamante ne ay consommateurs dañ ci biir waa chambre de commerce ñu ngi ci biir secteur professionnel yu bëri ñu ngi ci biir état ñëw toog waxtaan ak ñoom ne leen kat ceeb bi dama décider yokk ko wala nangam ak nangam mais du tëb rek yokk ko xam nga voilà kon xam nga yokk prix du noonu mais fii nag marché bi dañu fiy gis ay jaaykat yoo xamante ne événement su jotee dañ ciy profité dañuy jël ceeb bi wala suukar bi wala soble bi dañuy am marchandise bi déjà mais dañu koy denc suñu ko dencee ba nga xamante ne tabaski bi des na 1 semaine wala 2 semaines après yow client bi t'as pas le choix t'es obligé d'acheter lu nu mu chéré même si da ngay ñaxtu waaw parce que peut-être doo xam mais loolu àq la baaxul àq la déjà benn ba pare nag consommateur bi moom am na foo xamante ne moom la ko mën a dem ñaxtoo muy waa conseil régional yi nga xamante ne ñoom lañ doon waxal waa service régional du commerce parce que ñoom dañu am ay structure de contrôle maanaam yoo xamante ne dañuy jékki-jékki wàcc comme nuñ ko mën a waxee ay civil dañuy wàcc ci marché bi ñëw xool ñëw ne la par exemple yow yaay boutiquier bi ñu ne la jaay ñu kilo soble ñaata lañ koy jaayee nga ne ko 300 wala 400 moom dafa ñëw nga foog ni jëndkat la fekk contrôleur la bu ko defee moom su la laajee mu nga jaay ko 300 par exemple mu xam ne yow li ngay jaayee ak li nga xamante ne moom prix bi ñu fixé tegoo ko ci yoon donc léegi nag yooyu noonu dafay am ay daan Pape Cheikh su fekkee tey jii nii yow yaa koy doog a def musoo def loolu maanaam ñu ñëw contrôler la xam ni yow musoo yokk prix wala dara li ñuy njëkk def déjà mooy dañuy saisir marchandise bi nga xamante ne moom nga yor maanaam ceeb bi nga xam ne moom laa ñëwoon di jënd ci fekk nga yokk ko prix boo xamante ne du bi état bi fixé damay commencer déjà par nangu ceeb bi nga yore yow ma xool li nga xam ne marchandise bi noonu nga yore sanction bi dafay tolloog yow li nga xam ne moom nga yore maanaam bu ñu ko xaymaa ñu ne ceeb bi par exemple toll na ci temps yow sa sanction ci loolu lay toll ñu nangu ko ba pare ki nga xam ne moo koy nangu ci moom dafay am moom tamit yow commerçant bi daf lay defaral li nga xamante ne moo di procès verbal léegi nag am na ñoo xamante ne nag coutumier des faits lañ comme nuñ ko mën a waxee maanaam def nañ ko tey defati ko bu ñu toogee 1 semaine yokkaat jékki-jékkiwaat yokkaat ñooñu tamit daani dafay dépendre ku ci nekk daani mu ngi dépendre ci li nga xam ne moom lañ la fekk nga jàpp mën na toll ci 36000 lay déparé donc 36000 ci daani ba 5 millions moom lay déparé léegi am na tamit mën nañ la tëj bu ki nga xamante ne moom ci récidive la nekk maanaam yàgg na def loolu kooku dañu koy daal di jébbal directement
procureur nag mooy xool li mu koy daan entre 6 mois ba li nga xamante ne moo di 2 ans si pratique illicite de prix rek parce que kooku déjà li mu def ñaari délit la def ndax dafa def rétention de stock maanaam jël na soble bi wala ceeb bi denc ko ba yëfi jub si après mu def spéculation def tamit pratique illicite de prix xam nga kon yi mu boole bëri na bu ko defee nag moom mën na tëdd entre 6 mois ba 2 ans ñu defar ko ay daan tamit 36 000 ba 5 millions léegi nag su fekkee yow contrôleur bi dafay ñëw tout le temps mais yow mi nga xamante ne tam yaay dem ci sa boutiquier yow mu jaay la prix boo xamante ne du yoon yow am nga droit woo waa service régional ne leen sama boutiquier koñ kat yéen da ngeen fixé prix yi ne 300 ngeen koy jaay mais boutiquier bi 500 francs la koy jaay bu ko defee ñoom itam dinañ mën a wàcc parce que ñoom yow daanaka indicateur nga yaa leen woo xamal leen léegi ñoom duñu ñëw automatiquement rek jàpp ko dañuy ñëw ñoom tamit contrôler li nga xamante ne moom mooy prix yi donc ñoom tamit dañu am ay service dañu am ni ñu koy waxee numéro vert ba nga xamante ne yow soo demee li nga xam ne moom lañ lay jaay teguwul si yoon yow di nga mën a woote si numéro vert boobu nga xam ne pour waa service régional mën a déplacé wu ñëw contrôler prix yi donc pour wax rek ne que jaay bu loi weesoo rek gëm yàlla rek ci gëm yàlla rek laay wax quoi ak doylu c'est pas la peine ngay profito c'est-à-dire 1000 francs 100 francs li nga ci am du la jëriñ dara mais loolu si gis da ngay jaay ba sonn nga am par exemple 1 million yi nga am boru 2 millions wala soxla 2 millions parce que ni nga ko defee moom moo leewul te njaay dafa nekk loo xamante ne yaakaar naa ne fii nitu yàlla yi fi jaar yëpp dañu bind ci li nga xamante ne moo di jaay ci marché parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la njëkk régir daanaka balaa muy wax dara jàkka ak li nga xam ne moo di marché ñoom loolu la njëkk régir wax prix yi wax ne marché tel bu leen fa dem parce que ni ñuy jaayee tegul si yoon kon pour wax la rek ne la am na loo xamante ne da nga ko war a teg si yoon balaa dara parce que comme lu ñuy wax rek pour njaay mi barkeel il faut yow tamit nga boole si gëm yàlla donc di wax ni rek koo leen gis période tabaski wala période fête mu yokk ay prix def ko naka sudul noonu am nga possibilité yow woote ci ay numéro vert yoo xamante ne bokk na ci 800 00 77 77 wala nga woote ci 33 821 12 18 donc après bu ñu paree yow leen dinaa dugal ci biir page bi prix yi liste prix yi nga xamante ne moom la service on a besoin de ça en fait voilà soxla nañ ko loolu service régional moom la joxe si denrée de première nécessité yëpp dinaa ko dugal si page bi donc ku gis naka sudul noonu rek mën nga woote si numéro yi voilà donc on vous donne toutes ces infos ci page Facebook bu yeewu leen ak sax bu gëm-gëm ñu joxal leen prix yëpp ça vous permettra bu ngeen demee ci marché bu fekkee gis ngeen ni prix yi teguwul ci yoon mën ngeen woote ci benn numéro vert et puis ñu ngi ñaaxaat itam jaaykat yi ñu gën a farlu ci njëkk yi parce que voilà xaalis bu lewut bu jaxasoog xaalis bu lew sax du am barke day yàq xaalis bu lew waxatuma la ak biir ba koy lekk da koy gokk dëgg la de xanaa neex na di ma wax parce que yow bu ñu xoolee waa bitim réew bu feet jot see ñoom ñuy def promotion ñun nag ñuy xëcc affaire yi voilà di ko jëm yokk ba ci kaw nga gis dañuy yokk sax paas yi en fait paas yi sax dañu koy yokk du yoon de pomme de terre bi nga xamante ni nit ñi soxla nañ ko pomme de terre bi manqué na et puis amul donc loolu tamit war nañ ci trouver solution parce que restauratrices yi ak ñi nga xam ne ñooy yor service traiteur gisatuñ sax pomme de terre donc pomme de terre bi boo ñëwee dañ naan la génnagul donc lu tax pomme de terre war a xaar ba événement pour génn importé bi ñëwul local bi amul donc loolu tamit war nañ ci wax voilà mooy denc bi ñu koy denc rek te du yoon mu ngoog commentaire yi dañ koy continuer ci page Facebook bi on vous donnera tous ces prix merci Marianne